internationale. mbokk internet yi teewlu seneinfo.net ak seneinfo international ñu ngi leen di nuyu fas yéene leen defal tënkub xibaaru tey lundi di 12 octobre 2020 dañ koy tàmbale kon xibaaru biir réew mi gannaaw bi nga xamee ne nemmeeku nañ ay tekkaaral nag ci fan yi ñu génn agence nationale bu météorologie bu Sénégal ñoom daal ANACIM wax nañ ne kon dina am ay taw yoo xam ne kon dinañ ko nemmeeku ci bésub lundi bi ak mardi bi ay taw yoo xam ne nag dina ànd ak ngelaw mën na nekk taw yu fort yenn saa itam mën na nekk ay taw yu yemamaay mu ne taw yooyu nag ñu ngi koy xaarandi ay localités yu bëri fii ci Sénégal lu ci mel ni est ci à l'est ak itam sud-est te it dinañ ko nemmeeku ci sud ak centre bu Sénégal. waa FRAPP France dégage di Guy Marius Sagna ak ay ñooñam ñoom nag dañoo fas yéene déposer ab plainte ci table procureur tey jii ci altine yi tey kon 12 octobre la ñuy déposer plainte bi nag ñu ngi koy déposer contre député bu APR Ranérou Ferlo te ñu naan ko Aliou Dembourou Sow moom nag nee nañ dañoo jàpp ne daal moom day def incitation à un crime gannaaw bi nga xamee ne nag moom la di député boobu dafa doon woote ngir ñu jàppale dafa doon woote daal ab soutien troisième mandat Macky Sall te sax nee na bu laajee sax ñu jël ay jaas yi ngir daal jàmmarloo ko ñi nga xam ne dañuy opposé wu ci troisième mandat boobule gannaaw loolu nag kon la waa Pastef daal kon fas yéene déposé boobule plainte bésub tey bii. li ni mel sax la ñu nemmeeku ci kii di kon président bu mouvement Agir di Thierno Bocoum moom itam condamné na bu baax a baax déclaration boobu nga xam ne député Aliou Dembourou Sow def na ko moom sax nee na kii di procureur de la République daa war a autosaisiru ngir daal kon indi ab solution ci bile attitude nga xam ne dafa jàpp ne kon dafa dangereux te it acte bu irresponsable la. Ousmane Sonko di leader bu Pastef bésub tey bii nag dina amal ab visite kon dina seeti famille ancien militaire yooyu nga xam ne kon dañ leen jëlee woon fële ca terme sud ca Wakam bésub lundi bi kon à partir de 10 heures la ko nar a amal bu loolu weesoo nag nar na amal itam ab point de presse fële ci siège bu Pastef 11h45 lañ ko annoncé mu ne nag ci point de presse boobu li mu fa nar a waxtaanee daal mooy affaire terme sud boobu ak li muy woowee bradage du patrimoine immobilier de l'État, la responsabilité de Macky Sall ak itam affaire Télico ak Ngor Diop la justice en sursis kon loolu mooy thème conférence de presse am buñ bàyyi ko foofu dañuy dem ca Mali nag gannaaw bi nga xamee ne libéré nañ kii di opposant Soumaïla Cissé ak itam otage française boobu ñuy woowee Sophie Petronet fi mu nekk nii daal waa RFI dañoo xamle kon am na lu toll ci 5 otages occidentaux yoo xam ne ba léegi daal ñu ngi leen téye foofule. kon ba léegi ñu ngi leen téye foofule ca Mali nee nañ nag bokk na ci colombienne bi ñuy wax Gloria Cecilia Argotti moom mi nga xam ne sax mook Sophie Petronet kon ñoo daanaka ñoom ñaar ñoo bokkoon kon nekk foofule fi ñu leen jàppee woon bokk na ci tam australien bi ñuy wax Arthur Kenneth Elliott kii di Sophie Petronet sax gannaaw bi nga xam ne moom bàyyi nañ ko ba mu dellu foofule ca France moom sax jot naa joxe kon ay xibaar ci maanaam wér-gu-yaramu yenn otages yi nga xam ne kon ñu ngi des foofu. ci international nag ay scientifique britannique ñoom nag dañoo commencé tester vaccin BCG bi nga xam ne kon vaccin BCG bi ngeen ko fàttalikoo moom ñu ngi ko développé woon en 1921 pour tuberculose wante nag ñoom dañoo bëgg a xool ndax vaccin BCG boobu est-ce que du mën sauver ay malades coronavirus. fi mu nekk nii nag am na toll sax ci 1000 personnes yoo xam ne kon dinañ participer ci essai boobu benn test boo xam ne kon ñu ngi ko war a amal foofu la ci université kon bu Exeter. Chine nag xeex bi ñuy xeex jàngoro coronavirus fi mu nekk nii daal fas yéenewuñ ci teggi tànk fi mu nekk nii sax kay dañ cee demaat bu baax a baax ndax sax am na lu toll ci 9 millions de personnes yoo xam ne kon dañ leen fas yéene testé kon tàmbali ko bésu bu lundi bi fële ñuy ci benn dëkk bu ñuy wax Qingdao nekk ci côte est bu kon Chine. campagne de dépistage boobu nag ñu ngi ko amal gannaaw bi nga xam ne dañoo nemmeeku 3 cas asymptomatiques ci week-end bi wante itam lundi bi autorité yi dañoo annoncé ne am na 12 nouveaux cas yoo xam ne kon coronavirus dañ koo gis ci benn hôpital bu nekk foofule kon ca ville bu Qingdao. dañ koy tëjeeg sport ak kii di Sadio Mané nga xam ne gannaaw bi nga xamee ne dañ ko testé woon jàngoroy coronavirus kon ba mettre ko en quarantaine fi mu nekk nii daal kon am na tan ba sax commencé na reprendre na kon lii di entraînement yi kon démb ci dimanche bi daal le numéro 10 bu Sénégal bi
ak attaquant Liverpool bi kon reprendre na entraînement yi moom nag absence am bi moom lii di absence am bi daal nekkuloon lu neex ci clubam ndax gannaaw bi nga xamee ne moom jongantewul match bi nga xam ne kon ay ñooñam ñu ngi ko doon amal face à Lincoln ñoom sax Liverpool dañ leen dóor 7-0 7-2 ngeen jégal ma Liverpool 7-2 la jëlee muy défaite bu dur boo xam ne kon Sadio Mané joué match boobu. ñii di waa Sénégal tam gannaaw bi nga xam ne Sadio Mané ute na rencontre bi nga xam ne ñu ngi ko doon amal ak les Lions de l'Atlas bu Maroc ñoom tam dañ leen dóor 3-0 li leen doon ci xibaar rafetu seen teew li leen jox daje ëllëg. askanu Sénégal ak bitim réew seen groupe d'information bi di Sen Info International ubbil na leen ay buntam ci www.seninfo.net ngir ngeen di mën di am bépp xeetu xibaar ca ba mu jotee ci ay anam yu wóor moo xam xibaaru politique la ci wàllu culture bi cosaan ak aada xibaaru tàggat yaram xibaaru diine ak lépp lu xew ci àdduna bi mën ngeen a abonné wu ci YouTube bu Sen Info International ngir xam li xew ci seen réew ak fépp ci àdduna bi seen groupe d'information Sen Info International ndimbalu askan wi moo ko tax a jóg.